salaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li si nar a gën a fës bokk na ci li ci nar a gën a fës kuréel gi ëmb amicalu étudiants yu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ànduñ ci benn yoon nag conseil bu université bi daal di jël ngir rek tëj lépp lu jëm ci wàllu campus social boobee nekki sànq sax ñoo ngi doon jorante ay xeer ak way takku der yi fësal seen ñàkk ànd ci loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci boobu jamono itam beneen coow bu dox diggante ay taalibe Serigne Bara Sène ak ñenn ñu yeewoo foofee ca Diohine ñoom nag ñu daal di nit ñi nekk ci réseaux sociaux yóbbu ko ci mbiru diine sous préfet bu Tataguine neen nag loole amut benn yoon ba nga xamante ne laale na ci yëfu diine ba tax rek mu daal di ci andi ay kàddu noone dinañ ci ñëw andi ceeg suñu ndaw la fa di Ngor Sarr benn woto itam bu daal di këpp foofe ca diwaanu Kaolack kër Yoro Xuja gis nañ ne nag li nga xamante ne moom moo nekk kenn agent bu nekk ci foofe ci wàllub circulation bi diggante Kaolack ak Kër Madiabel moo ci ñàkk bakkanam loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi dinañ àddu itam ci la nga xamante ne moo jëm ci wàllub comité ITIE taxawaay gi nga xamante ne war na ko am ak it Sénégal jàpp ne nag lu jëm ci wàllu processus de revalidation bu Sénégal la ñu fas yéene amal niki weeru sulet gële ñu daal di dëgmal Awa Marie Coll Seck ak ay ñoom ñoo ko daal di xamle niki tey jii ginnaaw buñ ci ameeb ndaje ak taskatu xibaar yi fësal loolee collectivité territoriale ak nu ñuy fexe ba gën a ñoŋal lépp lu jëm ci wàllu dëkkuwaay yi loole yëkkati ci coowal suuf si tax na rek waa collectivité territoriale daal di ci am ab ndaje niki tey jii nag def ay recommandations yi nga xamante ne jox nañ ko njiitu réew mi ci fànn boobee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi dina ñëw itam ci coowal suuf ci gox yu fasantikoo ci biir réew mi ak liñ ci daal di fësal seen ñàkk ànd askan woowee ñu ci njeexitalu xibaar yi lay doon li ñuy waxtaane tey itam bokk na ci coowal université boobee lu jëm ci wàllub élection locale yi ak it lu jëm ci wàllub la nga xamante ne moo jëm ci féew médicaments yi ñu jàpp foofee ca parcelle ca Padoua ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 Pape Abdoulaye Dieng mu féete ci xaral Birama Ndiaye sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo tey nekk alxames yem ak fukki fan ak juróom ci weeru avril atum 2000 ak ñaar fukk ak benn yooyu xibaar ñu dooree ko ci li nga xamante ne moo jëm ci coowal université li nga xamante ne itam membre conseil restreint bu assemblée bu université nag ñoom ci seen wàllu bopp ñoo jëloon dogal ne na direction du COUD daal di tëj li la di campus social daal di dakkal lépp lu jëm ci wàllu pour renouvellement amical yi loole collectif bi ëmb amical yi ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg ba tax sax niki sànq daal nañ ci fësal seen ñàkk ànd ci loole wàcce ci mbedd bi defante koog way takku der yi loole ñoom itam jàpp nañ ne duñ ci dellu ginnaaw benn yoon fekk kilifa yi dellul ginnaaw ci la nga xamante ne moo nekk ci dogal boobee ndaxte gis nañ ne nag ñu jël dogal boobee sax ñoom xamuñ lan moo xew ca université bu Ndakaaru Abdoulaye Cissé moo nekk président faculté des sciences juridiques politique ñu teewlu ko ci jokkoom ak Sud FM. waaw communiqué bi li si nekk lu simple la dafa am ay groupe yu doon xeex am ku si ñàkk bakkanam loolu aussi ñu koy jaale mbokk yi di ko ñaanal yàlla na suuf woyof si kawam di ñaawlu aussi di wax ni université du pour xeex waaye nag loolu warul tax autorités yi bëgg si profito nii dañuy supprimer amicales yi wala dañuy tëj campus social ñun amicales yi sunu yoon nekkul ci xeex boobu bu fi sunu yoon nekkoon aussi yaakaar naa ni war nañ mën a situer responsabilités yi ñu sanctionné leen waaye nag bëgg a profito si benn xew-xew rek ni da ngay supprimer amical kon dafa mel ni dafa am leneen lu laxasu si ginnaaw mbir mi lu lees waxul te ñun nag dañ fi nekkal étudiants yi am ful la am fayda loolu moo tax étudiants yi teg ñu fi wóoluñu donc lépp luy intérêt étudiants yi dinañ ko dox waxtaane ko lépp loo xam ne day yàqal étudiants yi dinañ ko xeex ba keroog ñu si am gain de cause te incha allah duñ si dellu ginnaaw si li may wax. waa fi mu ne nii dégg nañ ne yéen a ngi sànnante ay xeer ak waaye takku der yi naka la yëf yi tëddee. waaw actuellement nii dañu pause maa ngi nii suma pavillon pour ndogu pour ñu mën a wàccaat delluwaat ci mbir mi parce que tey duñu may jàmm autorité yi incha allah bu laajee ñu fanaanee sànnante dañ koy sànnante ba fajar wala ba xëdd jot ñu ñëw xëdd bu subaa ñu tegaat ko si parce que autorités yi nee na dañuy suspendre amicale yi ba nouvel ordre ñun aussi seen activité ñoom nañ ko dégg bu baax dañ koy suspendre ba nouvel ordre ñun tamit ça sera œil pour œil dent pour dent la loi du talion. léegi yéen lan ngeen bëgg. ñun li ñu bëgg yomb na. amicale yi ni dañ koy supprimer lan moo tax ñu koy supprimer lan ko fi tegaat nu mu gën a gaawe nañ ko fi tegaat élection yi nga xam ne ñu ngi ko doon préparé ñu dépensé si ay millions jënd suñuy t-shirt jënd suñuy lacoste ay peinture suñuy banderole lu nekk ñu def ko
may étudiants yi ay fascicule photocopier leen lu nekk ñu def ko pour préparer suñu élection ñu bëgg a tëb benn jour ndax ni étudiants yi dañuy supprimer amicale yi ci lu teguwul yoon xanaa boo jël décision nga consulter représentant étudiants yi conseil restreint bi daaw la fi jëloon cours en ligne def lu ko neex ñu xeex ko ñu dellu si ginnaaw ren mu ñëwaat ci même mois bi avril ñëwaat naan day supprimer amicale yi te amicale nekk loo xam ni constitution moo ko fi teg ñëwaat décret présidentiel indi ko liberté d'association c'est un droit constitutionnel ñoom bu fekkee xamuñu seen compétence te ay nit la ñoo xam ni ñu su bëri duñ jaar campus social xamuñu lu fi xew bëgg a jël ay décision yoo xam ni décision yu irréfléchi la yoo xam ne teguwul fenn ñun duñ ko nangu te duñu bàyyi mu sedd loolu moom man maa leen ko. ci noonu itam ci coow loolee la ñu des ba léegi COUD doom nag conseil d'administration bu COUD nee na amul makkaama wala bogg sañ-sañ tëj li la di campus social ginnaaw bi nga xamante ne nag li la di conseil bu assemblée bu université daal di ko sàkko ñoom nag daal di nañ ci génn ba set ne amul benn dogal bi nga xamante ne mun nañ koo jël ngir rek daal di tëj la nga xamante ne moo jëm ci wàllu pour campus social direction du COUD nag moo ngi fësal di xamle nag engagement ak détermination ngir rek daal di fexe lépp la nga xamante ne moo jëm ci wàllu fexe jàmm ak nekkin wu dal am foofee ca université ñoom dinañ def seen kem kattan ngir rek loolee daal di fay wéy ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru beneen xeex bu dox diggante ay taalibe bu Serigne Bara Sène ak ñenn ci askan wa yeewoo foofee ca Diohine ñenn ñi nag ñi nga xamante ne xamuñ ne naka la yëf yi daal di tëddee dem yóbbu ko ci réseaux sociaux yi ne ay diine ñoom ñooy xeex foofee sous préfet bu arrondissement bu Tataguine nag daal dina wedd ba tëdd ci naaj ba ne nag loole duut dëgg tey duut ëllëg ay nit rek ñoom ñoo daal di jote ci ñàkk déggoo Aliou Wade moo xamle loole ginnaaw bu muy janoog way taskatu xibaar yi niki tey ji Ngor Sarr. sous-préfet bu arrondissement du Tataguine jàkkaarloo na ak taskatu xibaar yi doon addu ci xeex bi nga xamante ne moom moo amoon diggante taaliba Serigne Bara Sène Ibn Cheikh Ndigal bu Njàmbur ak askan wi nekk ci Diohine nga xamante ne moom la ñuy coow fan yi yépp ci réseaux sociaux yi. Aliou Wade ne doxalul Serigne Bara moom moo merloo waa Diohine tey sax jot na am ñu nga xamante ne ñoom ñoo gaañu ci ay talibem. dafa am ay xew-xew yu fi amoon fan yi ci benn village bu ñuy wax Diohine ay jàmmaarloo yu amoon ci diggante benn sëriñ bu fa nekk ak population yi donc ñu doon xeex yu xaw a métti amoon na ay plainte ak yooyu yëpp mais à la fin donc jàmm mujj na ci am coow li ñu ngi koy dégg ci réseaux sociaux yi nit ñi naan entre chrétien la ak musulman donc conflit interreligieux mais li ñu ciy wax rek du loolu problème bi jeexal neen ko du affaire diine affaire problème la rek bu amoon foofu. sous-préfet bi mbir mi xewee dafa woote réunion pour jubale ñaari parti yooyu bokkoon ci itam adjoint maire bu Diarère ak chef du village ak notable yi nekk Diohine ginnaaw bi gendarmerie defee seen intervention bu pare ñaari parti yëpp nag nangu nañu juboo pour ñu mën a doxal jàmm ci dëkk bi ni mel sëñ bi sax daal dina woo doomam pour mu jóge Diohine fi ak jàmm di ñëw. gendarmerie ñëw na fa remettre un peu de l'ordre aussi jël na ci disposition yëpp ko waxtaan ak ñaari parti yi te ñu nit jël nañ ci suñuy matuwaay ñu woote réunion mais bi ñu defee réunion bi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla joxante neen loxo na problème bi maanaam daal jeexal neen ko kilifa sëriñ bi woote na ci réunion bi wax ne wax dëgg yàlla moom lii mi ngi koy ñaawlu donc sa dootul am donc li ko war ak digganteeg doomam dana ko def génn fa ba jàmm am daal mu mën a continuer liggéeyam. jàmm jooju sax tàmbali na dugg foofu ci Diohine waaye ba léegi itam mer baa nga fa autorité yi nag continuer di woote jàmm kër nga xamante ne foofu mooy Diohine daal liñ leen xamoon mu gën a dëgër. Ngor Sarr Fatick Sud FM. bàyyi ko Fatick utali diwaanu Saloum foofee ca Kaolack benn woto bu douane moom moo fa daal di këpp def ay tonneaux yu bëri ci yoon bi dox diggante Kër Socé jàpp ca Kër Madiabel foofee ca Kaolack kenn nag di agent de constatation bu am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar moom moo ci ñàkk bakkanam moom mi doon dawal woto boobee néewam ba nag daal nañ ko yóbbu fa nga xamante ne moom mooy ca centre hospitalier El Hadj Ibrahima Niass bu nekk ca Kaolack gendarmerie daal di ci ubbi l'enquête Mamadou Camara. oto douane ñu mun ko méngale 4x4 numéro bi di AD 18 695 douane sénégalaise moom ko ki ko doon dawal di agent de constatation boo xam ne bi moom mi ngi woon ca service ci brigade des douanes bu Fatick. oto boobu ci alxamis bi ci ngoon nag moom moo këpp ñeenti pneu yëpp daal di aju ci kaw ki ko doon dawal di agent constatation douane nekk ci service ca Fatick ay atam toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar moom mu génn àddina ca saasa
moom Abdoulaye Sall néewam sapeur pompier yi jël nañ ko ba yóbbu ko ci morgue hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack muy accident boo xam ne bii mi ngi amee ci booy génn ca Kër Socé. brigade territoriale gendarmerie bu Kaolack adjudant major Abdou Cissé jiite ko daldi nañ ubbi ab l'enquête. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara agent boobee nag moo ngi bàyyeekoo ca kër Yoro Xuja foofee la daal di fekk baax ñu dem wéy ca bët Saalum réew mi foofee ca Sigicoor itam am na benn xaleel ba nga xamante ne dafa daal di lab ginnaaw ba nga xamante ne nag dañoo dem daal di sangu ji foofee ca cité Pël. néewam itam daal nañ ko yóbbu niki tey ci suba foofee ca morgue bu hôpital bu nekk ca Ziguinchor benn Michel Kanfoudi. néew boobu la ñu ngi koy génnee ci alxamis bi ci booru suba si ci benn dex bi nekk ci diggante Kanjalan Cité Pël benn quartier bi nekk ci biir commune bu Ziguinchor ak tund wi di Goura fa nekk ci arrondissement bu Niaguissa mu nekk benn ndaw bu lab ci veille bi ci benn partie de baignade bu ñu daan amal foofule bu ñu sukkandikoo ci témoignage ngóor si nga xam ni fekke woon na bu ñuy génnee néew bi. Et ils sont allés hier donc là où ils se lavent quoi. Ils au nombre de 5. Donc par la suite ils se lavaient. xale boobu lab dafa bokkoon ci juróomi ndaw yu doon sangu gannaaw bu ñu sangoo ba gisatuñu seen morom nag ci la ñeneen ñi daal di daw ñëpp si waaye nag bu ñu egsee waxuñu ni li ni mel moo fa am ba ci guddi gi nag la ay mbokkam daanoon ko wër xale yi daal di wax ni kookule dafa mujjee lab ci ëllëg si nag la sapeur pompier yi daal di dem génne néew bi. Après par la suite donc ils ont informé le sapeur-pompier. Le sapeur s'est réveillé le matin, c'est de bonne heure. Ils ont arrivé 15 minutes après, ils ont retrouvé le corps quoi. Le corps du jeune quoi. Un jeune garçon de 17 ans. néew xale boobu le nag sapeur-pompier yi daal dinañ koy yóbbu ca morgue ba kaawub l'accident yooyu le nag dañ koy faral di nemmeeku fii ci diwaanu Ziguinchor surtout ci waxtu wi nga xamante ni dafa tàng torop ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor benn Michel Kanfoudi pour Sud FM. Sud FM. fukki simili ak benn moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi ñu àddu ci comité national ITIE ginnaaw ñeenti at ba nga xamante ne nag daal di woon nañ sargal nguurub Sénégal ci doxalin wu sell ci wàllu pour ressources naturelles ak extractives yi nguurub Sénégal fi mu ne nii nag ni ki weeru sulet gële ñu daal di dëgmal dafa fas yéene amaat lu ñu duppee processus de revalidation ci Sénégal loolee ngir rek daal di xayma ba xam coppite yi nga xamante ne daal di nañ ko andi ci saytu wàllu ressources extractive yooyu ndax daal dina am njeexital ak solo fii ci réew mi professeur Awa Marie Coll Seck nag moo ko daal di xamle ginnaaw bu muy amapoon ndaje niki tey ji ñu saytu jàngat la nga xamante ne moo jëm ci wàllu rapport ITIE atum 2019 jàpp na ne nag Sénégal ni ki atum 2018 la àdduna wërngal këpp moo ko daal di sargal ci fànn boobule professeur Awa Marie Coll Seck ñu teewlu ko. ITIE bi nga xam ne moom mooy gëstu fexe ba nga xam ni ci biir industrie extractive muy pétrole gaz wala ci mine yi comme mine or wala ay ciment wala ay phosphate luñ fa def yëpp day nekk lu leer loolu moo ñu tax a jóg ñu bokk ko nag ak administration bokk ko ak secteur privé ci boppam bokk ko ak société civile mooy li ñuy wax tripartite maanaam ñëpp toog ñuy toppatoo loo xam ni njëriñu Sénégal ndax gis ngeen ne am na ci suñu constitution lu ñu wax askan wi moom li nga xam ni wax dëgg yàlla ci suñu suuf la jóge wala ci comme pétrole yi léegi dañ koy def ci géej ak yooyu waaye loo xam ni kenn liggéeyu ko mu nekk loo xam ni Sénégal la ko moom nit ñi ñoo ko moom loolu moo tax vraiment ñuy toppatoo li nga xam ni xëy na mooy tax ëllëg Sénégal mën a gën a jëm kanam parce que koom-koom itam dafa am importance ci dëkk yi loolu moo tax tey ñu ñëw fi ndax ñi nga xam ne ñooy toppatoo ITIE ci international maanaam ñi nga xam ne dañoo toog di séentu ñëpp di xool li xew fépp ci dëkk yi dañoo jël par ñaari at yu nekk ñetti at ñu dellu si ci dëkk xool naka la nit ñi di def ndax liggéey bi mu ngi jëm kanam wala ndax dañoo defatul liggéey bi niñ ko gisee woon Sénégal nag soo leen ko fàttalikoo bu baax dafa nekk dëkk boo xam ni dafa amoon ndam ci biñ ko xoolee seet li ñuy def ci suñu dëkk bi ba nga xam ne dañ ne woon daal yéen daal waa góor liggéey ngeen liggéey bu rafet la ñu nekkoon premier pays ci Afrique boo xam ne am na loolu waaye nekk 4e pays ci àddina bi yëpp léegi nag loolu 2018 la woon léegi nag ci 2021 bi
secrétariat international bi day dellu ci Sénégal pour xool lan la ñu def est-ce que am na yu bees yu am est-ce que itam ñu ngi gën a yokk suñu doole ci loolu ak ci liggéey bi leeraay bi lañ bëgg xool parce que li ñuy seet du lan la dëkk bi def kese dañuy seet ndax def nañ ko ci yoon loolu moo tax ñun ci ITIE itam Sénégal si loolu amee dañuy ñi nga xam ne dañoo bokk ci yëf yi waxtaan ak ñoom won leen li ñoom seen bopp ñu xool ndax ñu ngi avancer wala déet loolu la ñuy wax auto-évaluation. ci fànn boobee la ñuy des ndaxte nag la nga xamante ne moom moo ruusee ci wàllub mine pétrole ak gaz niki atum 2019 ñoo ngi ko daal di xayma ci téeméer ak juróom-benn fukk ak benn milliard ci suñu koppar loolee nag téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar yi moo ngi bàyyeekoo ci secteur mine ñaar fukki milliards yi ak ñeent yi bàyyeekoo ci secteur hydrocarbure collectivité territoriale fexe taxawu lawal la nga xamante ne moom mooy dëkkuwaay bu sell ak itam jël lépp lu jëm ci wàllu coowal suuf ak alam gi loole la ñu doon waxtaane niki tey ji ca au conseil des collectivités territoriales loola tax na njiit la daal di taxaw nag ne faaw ñu daal di fexe sénégalais gu nekk daal di am ab dëkkuwaayu boppam Aminata Mbengue Ndiaye nag nee na il faut ñu daal di jox gëdd ak cër collectivité territoriale yi ngir rek ñoom ci seen wàllu bopp ñu mën a dugal bu baax itam lii la di secteur privé ak diaspora bi niki tey ji la ko daal di xamle ñu teewlu ko ak Adama Ndione. li nga xam ne moom la ñu naan habitat social maanaam fexe ba ñu am ay dëkkuwaay yoo nga xam ne képp ku ci soxla di nga ci mën a jot quel que soit bourse bi nga xam ne moom nga yore wala lu nekk sa biir gafaka wala sa biir poche loolu moo waral ñu ni nañu ko étudier xool ko parce que président de la République bu mag mooy dafa am ambition wu 300 000 logements yi nga xam ne dafa nekk déficit ci Sénégal mu commencé koo résolver déjà defal ci 100 000 bi nag am na sax logement yoo nga xam ne commencé nañu ko ba pare li ki des nag bu ñu ne nañu toog ñu waxtaane ko fexe ba côté territorial yi compétence yi nga xam ne duñu leen koo transféré urbanisme daf cee bokk ak yeneen structure yoo nga xam ne ñu ngi ci biir état bi taxaw bi nga xam ne moom la ñu war a taxaw ci ñu fexe ba yokk seen ay tànk seen koom maanaam ci collectivité territoriale yi te ku xam li nga xam ne moom la ñu jànkanteel ak ñi nga xam ne moom la ñu wees ci wàllu problème de ressources nañu xam ne kon collectivité territoriale yi war nañu leen a gën a gunge war nañu leen a gën a jàppale ba nga xam ne lépp lu état bi di def ci territorialisation de politique publique maanaam yi nga xam ne état daf koo xalaat nan la ñu mën a def ba mu dem ba nekk à la base nekk fa réalité loolu bu ñu ne war nañu leen cee jàppale bu baax a baax loolu moo waral ñu ne woon ñu ni tam nañu woon ñu bokk ñëpp ci projet boobu nga xam ne moo war a defar les 100 000 logements ñu waxtaan ak ñoom xool lan mooy seen ay jafe-jafe lan mooy seen ay orientation pour ñu xam nan la ñu mën a def ba ñu ni tam ñu def ay propositions yu jëm ci président jëm ci gouvernement bi pour ëllëg liggéey boobu bu jotee rek yomb Covid-19 ku nekk xam ne problème la ñu amoon pour egg ci vaccin yi nan la ñu mën au vaccin waaye yàlla suturaal nañu ba nga xam ni sunu président bi mu ci taxawee taxaw bi mu ci war a taxaw fexe na ba moom mu commandé boppam ay vaccin avant même que beneen l'organisation mondiale de la santé par exemple di ko jàppale ci wàllu vaccin loolu nag nekk tamit vraiment une bonne initiative. benn résolution boo nga xam ne moom itam def nañu ko pour l'appel au dialogue bi nga xam ne président daf ko lancé. dëkkuwaay ba wax itam ci coowal suuf mécanicien yi nga xamante ne dañ leen daal di woon recaser niki atum 2018 foofee ca Sendou collectif bi leen daal di ëmb ñu nekk ci autoroute à péage foofee ca poste yu Thiaroye ba léegi mënaguñu dem ci diiwaan boobe wala boog ci bërëb boobee nga xamante ne moom lañ leen daal di woon joxoñ baaraamu tuuma ne foofu mun nañ fa daal di samp ñoo ngi joxoñ baaraamu tuuma ki la di Dame Diané nekk directeur Sénégal énergie port moom nag jàpp nañ ne moom moo daal di toog ci seen site boobu te tegu ko ci yoon collectif bi nag moo ngi sàkku service de l'urbanisme bu nekk Tëngéej ak kilifa yi ñu daal di ci àddu Ibrahima Kalsane Diop moo nekk seen njiit ñu teewlu ko ak Denisia Samb. entreprise la bu tudd SMP Dame Diané nekk ci kaw. ndax ñu ci site bi depuis 2018. mu yéem ñu lool ndax li waral loolu mooy koo xamante ni dafa nekk ci terrain bu mu moom. am këyit boo xam ne état du Sénégal moom moo ko jox jaarale ko ci impôt et domaine nit jóge fële jël ay bagaasam installé ko ci biir terrain wu jàmbur te présenté wul benn këyit buy wane ne moom am na droit def fi liggéey bi gën a tuuti mu yéem ñu lool ñu ne nañ laaj ay explication suñu njiit yi ñu déposé ay demande d'audience préfecture bu Tëngéej gouvernance bu Dakar ak
service suñu ministère du tutelle maanaam am Mamadou Talla jamono boobu waaye ba suñu jon yàlla tey amu ci kenn ci service yooyu ma lim ku la mën a wax dara ci dossier boobu mu mel ni pataas bu tàng kenn ñemewu cee wax pour lan ndaxte ki nekk ci ginnaaw nee na yooyu yaay milliardaire la ñun nag def nañ lañ war a def lépp jaar nañ fi ñu war a jaar yépp mais ba tey amul kenn ku ñu mën a wax dara ci loolu lu dul yéen fi ngeen nekk dafa nekk ci marché sécuritaire boo ci nekkee état daf la war a woo mais dangaa nekk ci marché sécuritaire bi marché sécuritaire boo ci nekkee ñu la koy leeral duñu jël nit ñëw indi ko fi ngay liggéeyee ne ko fii yow da nga fiy liggéeyee kee nga fekkoon mu fiy liggéey da nga ko fiy dàqee indil ko ay policiers ñu nekk ci biir tabaxal leen fu ñu nekk daaneel ay borne jàmbur def fa sa marché bu ndaw ngir ñuy jaay lekk ka naan ouvrier liy jaay doole képp la terrain boobu dañ koo bëgg ndegam port bi jege na am na valeur ñu bëgg koo jël ci ñun jox ko ñeneen ñoo xamante ni ñoo ñu ëpp doole ñu leen di xamal nag ne état du Sénégal bu fekkente ne jëlul solution ci lii ñun ñu ngi mobiliser wu te incha allah rabbi danañ dem te site ba képp ku fa nekk danañ la fa dàqee advienne que pourra luñ ci fekk ñu jël ndaxte lii mënuñu koo nangu ci fi réew mi toll nii nit bëgg a nangu alali jàmbur ci loo xam ne nooteel képp la ñun jàppoon nañ ne loolu xewi na site bële ñun ñoo ko moom te moomuñu ko ci ay wax ci ay këyit lañ ko moom kon liñ ci war a def nañ ko ci def ba leen di ci xew. coowal suuf la ñuy des ba néegi ni collectif bu ëmb association ak groupement yu nekk ca commune bu Pakour ñoom itam la ñu mett lu bokk na ci junni hectare ya nga xamante ne benn nit kott lañ ko daal di jox te loole daal di wuñu laaj xalaatu askan wa fa ñoom ñàkk ñoo ngi nekk ci département bu Vélingara la ñu sàkku bokk na ci ñu delluwaat leen seen suuf soosé te fexe itam daal di am ab waxtaan ak ñoom niki tey ji lañ ko daal di xamle ginnaaw bu ñu janoog waaye taskatu xibaar yi Salif Mané moo yor seen kàddu ñu teewlu ko Ismaïla Marcel Kouli. maire bi Jarga Sané ak conseiller donc ci datu 28 novembre 2016 dañoo joxe espace bi nga xamante ni bu toll ni 1000 hectares ci commune bi nga xamante ni mooy donc communauté rurale la commencé mujjee doon commune donc par le biais des modifications donc si li ñu def ci affaire commune bi. problème bi mooy dañ kaa jox benn opérateur privé bu tudd Mamadou Omar Sall président du groupe Yelitaare Ndema et Ngaynaka 1000 hectares yi ñu ko jox yooyu na bi loolu amee donc am na ay jeunes yu jógoon ak population yi nga xamante ni yu wër ci fleuve Kayanga boobu noonu dañoo jógoon di protester di naan parce que ñoom seen terre dañ kaa jël ci mbay la ñuy dundee ak sàmm ñoo jógoon jàppoon nañ ci ay jeunes yu toll ni 10 jeunes ñu tëj leen ci prison Kolda. bi ñu leen tëjee dañ leen a libéré après 3 mois lañ leen tëj ñu libéré leen sans pour autant ñu wax leen clairement lan moo leen incriminé woon ba ñu jàppale. ils ont attendu jusqu'en 2018 pour donc sillonner village yi pour essayer di leen sensibiliser ci affaire terre yi donc dafa amoon retard ci affectation terre yi ak sensibilisation boobu daa nekk benn recul bi nga xamante ni nit ñi noté nañ ko. bu loolu weesoo am na tamit depuis ñu affecté terre boobu noonu benn xaalis versé wuñu ko parce que code des collectivités locales daa prévoiroon ni am na benn xaalis bu ñu war a fay ci droit de bornage alors xaalis boobu ñoo ko estimé normalement ci 1000 hectares yi 50 millions waaye suñu ndaje ak maire bi donc bu ñu ko laajee nee na benn xaalis joxe wuñu ko. beneen point tamit am na mooy jotoon nañ daje ak le promoteur lui-même en privé mais moom xamal nañu ni daf ñoo xamal ni moom il n'a rien à verser à la commune nee na contrat moral moo leen sekk ak commune bi mais y a pas amul convention bi nga xamante ni buy wax ni war na leen a verser xaalis nee na moom warul verser commune bi loolu daa nekk benn mésentente bi nga xamante ni tamit ça nous porte moo ñu poussé ñu jéem a xeex ñu mun a amaat suñu suuf. lu wokk waa Pakour moo daal di xuri waa Njayel ñoom itam lu toll ci 20 junni hectares la ñu daal di jox këru liggéeyukaay bi la di seen huile seen éthanol ñooñe la ñu daal di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di andiwaat beneen décret ba nga xamante ne day jëlaat suuf soosé jox ko askan wa ndaxte gis nañ ne nag loole doonut la nga xamante ne xel mun na koo nangu te teguwut ci yoon. Ardo Sow moo àddu ci seen tour ñu teewlu ko ak Ismaïla Marcel Coulibaly. Le 20 mars 2012 ci la Abdoulaye Wade xaatim
décret ne déclassé na réserve d'avifaune bu Njayel ñaar fukki junni ak juróom benn hectare ak juróomi téeméer ak juróom fukk mu ne ñaar fukki junni yi jox na ko kii di Senwil Sénétanol mu nekk entreprise ba nga xam ne italien ñoo ko moom wala boog ñoo ci ëppale woon lu ñu moom pour def lan biocarburant essence wala gasoil ba nga xam ne dañ koy bay ngir exporter ko Europe nga xam ne xëy na dinañu dindi diesel bi nga xam ne mi ngi foofu pour seen wér-gu-yaram mu nekk mbir ba nga xam ne dafa yéeme ci la ñu commencé en tant que habitant ne lii mënuñu ko seetaan mënuñu ko baax te bu ñu fàttali ko bi mbiru Fanaye xewe Macky Sall boobu ma nga nekk candidat moo doon ñaawlu nan la ñu mën a joxe ñaar fukki junni hectare ab entreprise fekk sénégalais yi ñu ngi fi toog waaye li ci gën a yéeme mooy ba mu toogee avril 2012 dafa jël ñaar fukki junni hectares yooyu abrogé décret bi maanaam ne loolu dàkkal na ko pour ñun c'était très bien ñun ñëpp ñu tàccu ñu ne ok voilà c'est bien am nañu président bi gën waaye li ci gën a yéeme mooy août 2012 ci la xaatimaat décret boobu indiwaat ko ne joxaat na ñaar fukki junni hectares yooyu Senwil Sénétanol sans pour autant waxtaan ak nit ñi sans pour autant waxtaan ak autorités yi nekk foofu nii commune nii communauté yi bëgg nañ ko bay ñu tere ñu bëgg ci sàmm ñu tere ñu dem nañu ba communes yi amatuñu fu ñuy bay lu ci mel na commune bu Ronk bay nañ lépp ñun loolu duñ ko seetaan suñu bakkan lañ ci teg lu mu leen jaral nag jaral nañu lu ko ëpp la ñuy ñaan président de la république lii nga xam ne moom la def muy ñaar fukki junni hectares yi nañ ko delloo commune bu ñi département Dagana nañ ko teg ci table bi waxtaan ñu delloo ko askanu Sénégal. ñi nga xamante ni itam daal dinañ am li leen metti bokk na ci ñuy sooxaale ak laago foofee ca Thiadiaye ñu duppee ko la grâce de Dieu de Thiadiaye ñoom nag jàpp nañ ne mairie ba moom moo leen jàpp ne da leen di génne ci seen makkaan boobee ba tax rek ñuy daal di yëglu ndaxte nag lu toll ci ñaaru ay bés kot lañ leen may ngir rek ñu daal di fa jóge ñoom nag gis nañ ne niki tey ji la ñu gën a taxaw ngir rek des ci seen moomeel boobee ab ndaje bu yàlla lañ fa daal di amal ngir rek daal di fexe képp ko fay kilifa rawatina njiitu réew mu daal di ci addu Théophile Diouf moo nekk seen njiit ñu teewlu ko ak Moustapha Sall. dañoo dajalewu fii parce que en fait dañoo am problème ak mairie bi parce que mairie bi dafa ñëw ne daf ñoo bëgg a génne ci bâtiment bi nga xam ne moom la ñu joxoon voilà jox ñu bâtiment bi mois d'octobre 2015 bâtiment bi dafa nekk bâtiment bu magget bi yëpp fii lañ doon tuur poubelle mbalit ak lépp fii lañ ko doon tuur wax dëgg yàlla def nañ presque ñetti weer yi nga xam ne dañ doon defar bâtiment bi donc alors def nañ lépp ba defar bâtiment beeg yooyu indi bërëb bu handicapé aussi dafa soxla mu am ay toilettes ak yooyu dañuy encadré handicapé fii en fait handicapé yi am nañu ay mouvement am nañu ay silmaxa ñi nga xam ne mënuñu gis am nañu aussi ñi nga xam ne mooy handicapé moteur yi voilà am nañu aussi vraiment ñi nga xam ne mooy problème xel lañu am ainsi de suite en tout cas ñun fii différents types de handicap lañ fi accueillir monsieur le maire daf ñoo promettre woon bâtiment bi ak benn enveloppe bu koy gunge maanaam jox ñu xaalis bu ñuy defaree bâtiment bi léegi ñu toog nag di ko doon xaar kon cela veut dire que maanaam ñoom dañoo xeeb handicapé yi voilà maanaam génn ay handicapé ne da ngay loger ab projet donc là xam nga loolu moom vraiment jaaduwut léegi nag ñun en fait ñu ne leen ne léegi comme fii ngeen toll te mënuñu ci dara léegi lu ñu bëggoon ngeen def ngeen jox ñu beneen bâtiment état bokk ci biir commune bi wala ngeen jox ñu boogeen suuf bi nga xam ne quand même partenaires yi dinañu mën a investir pour ñu mën a tabax def lu ñu bëgg mais ba tey dégg nga ñoom waxoon nañu pour ñu bind lettre bind nañ bataaxal bi on a toujours été administratif avec la mairie donc wax dëgg yàlla bind nañ lépp jox leen industrie depuis 2015 sax lañ jot lettre boobu noonu pour ñu jox ñu benn terrain mais mosuñu tontu ci lettre boobu ba daaw bu ñu ñëwee ak sommation bi un mois après sommation bi maître yum moom ci boppam Alhaji Omar Yum ñëw na fi bu mu ñëwee ma jàkkaarloog moom ne ko le monsieur le maire jox ñu beneen bâtiment wala nga jox ñu terrain bi mu ne waaw en tout cas on va trouver industrie mais dara ñëwut waaye nag ren semaine passée dañoo ñëw en plus joxe benn délai de 15 jours en disant que voilà pour ñu génni bâtiment bi dans 15 jours soit ñoom maanaam parce que ñoom dañoo bëgg a soxla bâtiment bi yooyu dañoo bëgg a commencer seen projet bi nga xam ne moom la ñu doon wax ñun nag en fait yàlla mënuñu ko nangu ci aussi pare nañu voilà bu leen neexee ñu indi ay bulldozer ñoo xam ay caterpillar ak yooyu voilà indi voilà ñoom ñoo xam parce que bon am nañ pouvoir voilà on le sait très bien bu leen nee ñu wane seen doole ñëw indi li ñu bëgg bu leen neexee ñu daane bâtiment bi suñu kaw dégg nga nañ def lu ñu wax mais ñun duñ fi jógee Ndakaaru dina daloo niki li ñu duppee semaine de la mobilité du climat niki fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sattumbar atum 2021 gi ñu nekk ndaje boobee nag dafa tax rek àdduna wërngal këpp ñoom ñoo ci daal di bokk xool ananes la ñu def ba daal di fexe gën a gimmin sukkali diwaan yi
loole ñu daal di ko méngale ak mbëbët ya nga xamante ne moom la l'accord bu Paris fas yéene amal loole nag ci wàccaay bi tax na rek conseil exécutif bu transport urbain bu Dakar du CETUD ak association Climat Chance ñoom ñoo ko daal di mappa xaatim niki tey ji ci teewaayu Abdoulaye Diop. Dakaaru dina nekk capitalu dem ak dikk ak climat ci weeru saatumbar bi ñu dëdmal ci jamono yoo xamante ni réewum Sénégal def na jéego yu am solo ngir yombal dem beek dikk boobee Mansour Faye jëruñ bi ñu dénk wàllum infrastructure transport terrestre ak désenclavement. gis na ni Sénégal ci wàllum mobilité durable donc daf ci dara def ay jéego déjà projet yi rëy yoo nga xam ni président de la République Macky Sall moo ko initié muy projet BRT ak aussi di projet TER donc bu ñuy fexee ba def yenn projet yi nga xam ni avec des transports capacitaires mooy nga xam ne daañu mën jël nit ñu bëri durable te gaz yu ñuy génne gaz yi tuuti la faible lay nekk loolu day améliorer environnement nekk lu am solo. boobule ay bés bu jeexee lu ñuy tuddee déclaration de Dakar dinañ ko daal di siiwal suñu sukkandikoo ci jëwriñ bi xamle ni Sénégal dàqul samp ndëndëm ngir dalal lii di COP 27. war ci waxtaan en septembre pour génne une déclaration boo xam ne dañoo tuddee la déclaration de Dakar xëy na sax ci njëlbeen at yi ñëw mën na am la COP 27 bi nga xam ni Afrique war na ko organiser xëy na bu boobaa Sénégal war na mën a présenter candidature pour mën a accueillir la COP 27. jëwriñ bi ñu dénk collectivité territoriale jàpp ni donte ni def nañ ay jéego Dakar day wéy di xat ba tax na mu ne faw ñu jëfee plan national d'aménagement bi Omar Gueye. réponse beneen bi collectivité territoriale yi mën a joxe mooy ñu appliquer le plan national d'aménagement et de développement des territoires créer ay métropole d'équilibre yoo xam ni day compenser Dakar fexe ba nit ñi la ñu soxla ca métropole yooyu te fukk la ñu mën faa nekk redéployer nit ñi vers les métropoles d'équilibre ba nga xamante ni transport bi dina wàññeeku. ay bés yi ñu jagleel dem ak dikk ak climat fii nag li ko tax a jóg mooy gën a dooleel collectivité territoriale yi nga xamante ni ñu am solo lañ ci xeex changement climatique gën a bàyyi xel itamit secteur énergie bâtiment ak dem ak dikk.